La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. jërë ngeen jëf yéen ñi ñuy déglu sur la 90.3 di ñu seetaan ci ITV canal 15 bu TNT nuyu naa leen di leen dalal jàmm si e-transport yoonu jàmm comme samedi bu jot ma ci ànd ak Ibrahima Ndongo tey nag ñuy waxtaanee moto Jakarta yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Thiès ñuy def actualité bi actuellement ñuy dalal nag seen njiit Mamadou Ndiaye moom nga xam ne moo leen jiite foofu noonu ca Thiès Ibrahima Ndongo nuyu naa la. sama maa ngi lay fay di nuyu sunu dalal jàmm sunu gan gi te itam di nuyu sunu auditeurs yi ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom safoo di ñu déglu di ñu seetaan ci e-transport yoonu jàmm. samedi bu jot. Mamadou Ndiaye dalal ak jàmm. dalal ak jàmm maa ngi lay nuyu baax di nuyu sama nijaay Ibrahima Ndongo. di am mbégte toog fii fas yéene laaj tontu seeni laaj donc li nga xam ne moom lañ ci xam di nuyu ñiy déglu ci rajo bi ak ci télé bi di nuyu waa Thiès yëpp. di nuyu waa Thiès nga xamante ne ñu ngi am iRadio à travers la 97.7 Mamadou Ndiaye laaj bu njëkk bi day jëm ci yow présenté naa la comme étant ñi jiite ñuy dawal vélo taxi foofu ci région de Thiès nag am na looy dolli ci présentation boobu. waaw présentation bi donc noonu la pratiquement depuis le 28 juillet 2019 lañ ma fal comme président des vélo taxi ville de Thiès. donc loolu rek moo ci am. donc yow récemment lañ la fal 20 juillet. sorentewul organisation bi nag yàgg na taxaw. waaw organisation bi yàgg na taxaw depuis 2009 donc depuis 2009 waaye été créé notre association. donc mu amoon un président qu'on appelle Samba Kouma Samb ñu koy nuyu au passage ñu am liggéey yoo xam ne tàmbali woon nañ ko fa ba bi mbir yi am fu mu àgg ba yàlla dogal assemblée générale am donc ñu fal bureau bu bees donc tabb ma ci. d'accord donc auditeurs yi ñuy déglu ci émission bi la ñu bokk mën nañu woote à travers 88 628 38 38 ngir bokk ci waxtaan bi ma ne moto Jakarta yu nekk Thiès est-ce que mën nañu xam organisation bi membre yi c'est ville de Thiès bi la wala toute la région de Thiès. organisation bi ville de Thiès la yam pour le moment donc comme ni ma ko wax sànq ak bureau bi nga xam ne bureau bi bees la ñu ngi xool nu ñu waxtaanee ak ñoom Etienne ñi nekk Joal donc ak ñoom Jeylaane ñi nekk Tivaouane xool organisation bi nan lañ koy gën a yaatalee ba nga xam ne dañu am benn bureau boo xam ne c'est au niveau régional. incha allah d'accord maintenant yéen ñi ñu bootu ci association bi au niveau de la ville yéen a ngi toll ci ñaata. bon ci xayma yi nga xam ne mujj na war nañ dépasser 5000 motos Jakarta. 5000 motos Jakarta rien que pour la ville de Thiès. effectivement d'accord 5000 yi ñëpp a am carte. naka ngeen def pour reporter leen naka ngeen def pour am lim boobu ci lan ngeen basé parce que 5000 bëri na rien que pour la ville. donc xam nga ci recensement yi nga xam ne def nañ ko donc am nañ presque 2775 personnes yoo xam ne parce que dañ doon recenser ñi nga xam ne am nañ permis de conduire donc ci 2775 yoo xam ne donc leer nañu ne am nañu permis de conduire ci kaw loolu aussi. donc ñu jàpp ne ñi nga xam ne taxawuñ ci arrêt donc au moins war nañ mat 2000. donc ci xayma boobu la ñu xayma ne te jàpp boole ci beneen aspect boo xam ne mooy chaque jour depuis ñu def recensement bi ak léegi chaque jour au minimum donc dina am 10 personnes yoo xam ne dinañ dugg ci Jakarta ñoo xam ne ñu bees lañu. d'accord donc 5000 yi approximativement la parce que dafa bëri Ibrahima Ndongo 5000 Jakarta rien que pour la ville de Thiès nekkuñ ci région bi. waaw xam nga. dafa bëri ci lim ndax boo doon seet dégg nga ci taxi en ville ñuy taxi urbain yi. doo am 5000 taxi ci biir Thiès. donc soo ko xoolee tamit da nga xam ni kon tamit sur le plan économique am na lu ñuy apporter ci dëkk bi. mooy que da nga au moins 5000 emplois déjà. dégg nga même fekkee nekkul ay emploi yu stable consort mais am na 5000 personnes yoo xamante ne ay opérateurs de transport lañu dégg nga nekk ci dëkk bi te loolu tamit bokk na ci liy suqali développement bi dégg nga di améliorer dégg nga dem beeg dëkk bi mais nag aussi day jur tamit quelquefois ay insécurité sur la route ak yooyu. donc mais il faut que ñu nangu ni nag ñoom daf nekk nii ay acteurs économiques yu incontournables lañu ci presque Sénégal gi yëpp. ci ville de Thiès Mamadou Ndiaye ngeen toll ci
5000 mën nañu xam yéen seen organisation bi lan moo ko tax a jóg en tant que tel pour jiite 5000 nit. waaw organisation bi par rapport ak ñun donc li ñu tax a jóg dafa yomb na ci neex a dégg parce que dañ ne nit ñi nga xam ne ay ndaw lañ. donc waroon na def leneen yàlla nattoo leen ñu nekk ci moto Jakarta muy loo xam ne gënalu leen effectivement mooy parce que moto Jakarta dema naan lu ci am mooy ñi nga xam ne c'est des sans emploi donc ñoo ci nekk ñi nga xam ne des ouvriers ay mécaniciens ay tailleurs ñoo xam ne donc amuñu lu nga xam ne moom lañ soxla seen atelier yi ñoom ñoo ci nekk ñi nga xam ne damay wax ne c'est le refuge des diplômés sans emploi donc même ñi nga xam ne dañu jógee université ñëw nekk ci biir donc ñooñu boo leen globaliser donc ñoo nekk ci moto Jakarta donc li ñu ci dugal mooy organisation donc il faut ñu organiser le milieu il faut ñu organiser secteur bi parce que dafa bari pëccoxoo te loolu moo tax dañ ci interpeller kenn lañ ci interpeller muy l'État du Sénégal parce que loolu moom la war parce que moo waroon a joxe emploi de la jeunesse emploi boobu am na fu mu sooxee tey jeunes yi am loo xam ne utal nañ ko seen bopp di ci daan doole kon accompagnement la ñuy laaj donc kon ki la nekk kaay jàppale ma parce que bëgg naa liggéey yaakaar naa ne kooku naqariwul waxal donc mu des nag forme bi nga xam ne war nañ utiliser pour nan lañ leen di jàppalee xëy na bu ñu xuusee ci kanam maanaam dinañ ci dugg incha allah. d'accord yéen est-ce que am ngeen ay propositions ci jàppale boobu ngeen di sàkku ci état bi. waaw jàppale bi parce que tey su ma jëlee sama nijaay xam na li may wax dañun dafa am loo xam ne moo ñu tënk. moo ñu tënk. donc comme ni ko ñëpp xamee ak ñu ko ñàkk xamee aussi état bi tënk ko ci loo xam ne ñun moom moo ñu war a réglementer parce que dañuy wax ne képp koo xam ne dafa war a tegu ci kaw tali normalement da nga war a nekk dans la légalité dans la légalité booy mooy da nga war a sol casque da nga war a am assurance da nga am permis de conduire da nga am carte grise mais ci kaw loolu est-ce que état bi maanaam accompagner na ñi nga xam ne ñoom la wax ne loolu moo war ci yéen ba tax maanaam mu mën a mate. est-ce que accompagner na leen pour mu mate loolu damay wax ne déedéet. foofu laa jëm si damay wax ne déedéet parce que li tax may wax déedéet mooy nit ki première chose boo ko indilee texte ak règlement ne ko lii fii nga war a tënku loolu daf ko war a jotee dafa war a yegg ci moom ba nga xam ne lan moo nekk ci texte yooyu. bu dee ay permis am ngeen ko permis c'est accessible. permis de conduire aussi am nañu ko am na effectivement ñoo xam ne ko am sànq maa ngi lay wax ne bi ñu recensé y a eu 2775 yoo xam ne leer nañu ne am nañ permis de conduire mu des nag ñi nga xam ne amuñu permis de conduire. mais est-ce que ñu amul permis c'est la faute à l'État. non attends xam nga tey état bu Sénégal. loolu mën na nekk fautam que mën na bañ a nekk fautam parce que tey permis bi nga xam ne moom lañ la permettre nga dawal moto Jakarta A1 la. du dëgg A1 lañ la wax ne moom nga war a dawal moto Jakarta parce que moins de 125 centimètres cubes la n'est-ce pas te fii booy xool amul benn structure waxal auto école boo xam ne day jàngale moto Jakarta. wala nga pare mu génnee A1 jox la donc fii ñiy jàngale moto Jakarta ñiy joxe permis yëpp ay permis oto la ñuy joxe. donc problème aussi nekk na foofu parce que permis oto bi ñu lay joxal yow boo demee dugg ci salle bi waxu oto lañ lay joxal donc or que yow boo génnee ci kaw tali bi donc moto ngay dawal donc problème boobu aussi war nañ ko souligner. ci wàllu permis prime à prime boobu noonu dafa am benn contradiction par rapport texte yi leen di tënk parce que permis boobu ki koy am selon texte yu bees yu 2004 yi 16 ans nga. 16 ans parce que te pour dawal. pour def transport public de voyageurs da nga war a âgé plus de 16 ans nag yéen ci cette association yéen a ngi tenir compte nag amul ay xale parce que mineur lañ xale lañ yu bokk foofu. waaw foofu la parce que loolu toujours dama koy répondre ci question yi nga xam Thiès dañ ma koy poser ne dañu war a génnee xale yi ci dawalul moto Jakarta surtout ak vacances yi. non vacances yi moom y a plus d'accidents par rapport année scolaire plus d'accidents loolu ñun seetlu nañ ko parce que duñu maîtriser volant bi xamuñu nu ñuy dawalee. informé wu lañ leen donc dañuy gis xale bi nga xam ne donc amul maturité jël moto donc nu ko neex lay dawalee moo tax dañuy seetlu ne vacances mu ëpp accident que année scolaire donc muy situation boo xam ne dafa laaj jàngat dafa laaj toog waxtaan xool parce que toujours damay wax ne yàgg nañ toog ci débat yu mel nii di ci waxtaan ci mbiru moto Jakarta
donc depuis mu ñu créé depuis mu am création fii peut-être fekkuma fii wala fekkul woon à Kaolack vers les années 80 wala 90 donc boobu ba tey moto mi ngi existé en 2008 la am à Thiès donc boobu ba tey ñu ngi waxtaan ci plateau bi te toujours même problème mooy am kon war nañ taxaw seetlu indi saafara ci li nga xam ne situation boo xam ne day continuer te xamuñu kañ lay arrêté. waaw taxaw seetlu bi ñun ñëpp a ko defandoo ñun ñëpp a constaté ni seen milieu am na problème am na jaxasoo tuuti laal nga ci permis yi oto lañ leen di jàngal mais yéen boo leen génnee Jakarta ngeen di dawal am na peut-être ay xale yu nekk seen milieu bi waruñu seen nekk mais yéen ñi nga xam ne yéen seen milieu la yan solution ngeen gis par rapport ak wala amagoo leen solution da ngeen bëgg rek ñu ñëw. non xam nga solution biñ ciy ut mooy commencé woon nañ ko. commencé nañ ko par rapport ak région yëpp di def ay sensibilisation ci comportement yi parce que damay wax ne répression de solution par rapport ak li nga xam ne moo xew ci tali bi. problème bi mooy il faut d'abord éduquer les gens les sensibiliser les former xamal leen li nga xam ne maanaam moo nekk ci kaw tali bi parce que nit ki boo ko nee yoon wi du fii da nga naan ko jaaral nale du dëgg mais ñi nga xam ne ñoo jiite association yi maanaam am na loo xam ne maanaam àgguñu fa. parce que amuñu yenn moyens yi nga xam ne donc mën nañ fournir mais parce que bu fekkee ni ñun tey ci déjà war nañ fi joxe ay permis de conduire 150 ci lu yàggul dara loolu dañ ci amoon ndimbalu état bi mais dafa am loo xam ne mënut a wéy ñun daf suñu kii dafa limité maanaam suñu pouvoir dafa limité parce que dama naan civil mënta yar moroomu civilam dafa am loo xam ne état moo ko mën accompagner ñi nga xam ne maanaam ñooy conducteurs yi ci sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière bi nga xam ne donc tàmbali woon nañ ko au niveau dans les 14 régions et les 45 départements dem sillonner ville bi mais loolu yëpp doyul parce que chaque jour que Dieu fait tey jii may wax yow war nga sensibiliser parce que chaque jour am na ku jënd moto tey commencé tey nekk ci kaw tali bi. d'accord par rapport yeneen kayit yi ngeen xam ne da ngeen ci war a tënku ay assurance ak yooyu est-ce que am ngeen assurance. waaw assurance non amuñu ko. amoo leen assurance non amuñu assurance. tey def transport carte grise am nañu ko am damay ñëw li tax amuñu ko. parce que tey ci même kayit googu ma lay wax ne moo ñu tënk assurance bokk na ci. waaw assurance bokk na ci. am na mais bu ci assurance bokkee Mamadou Ndiaye allo. allo e-transport. oui yaa ngi ci e-transport. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant. ñu ngi lay fay. di la jiital suñu yow madame Sagna. jërëjëf. ak monsieur Ndongo. ak seen invité boobu monsieur Ndiaye. waaw madame Sagna. naam. accident yi bari na lool fan yi. noo tudd sëñ bi. monsieur Ahmadou Diaga jàmm gën si Kambaaw transport international. bu Sénégal Maroc. d'accord Ahmadou Diaga. waaw. lu waral accident yi. accident yi lu ko waral mooy tali bi amul lamp. Sénégal rond-point yi amul ay signalisation. fu mel ni exemple buntu Pikine fan yi am na ñetti accident ba démb moo si mujj boo génnee buntu Pikine di ñëw rond-point 6 camion def ray na fa borom moto. démb aussi bi ma fa jugee boo ñëwee ba jàmm gën benn laguna saaraane na fa jugee fi jugee Tëngéej jëm ko de jàmm gën bi station bi. mooy barrière yi am Kër Mbaye Fall am Grand Yoff nañ ñu ko defal ñun fii ci banlieue bi fu mel ni fu jógee si Cap Mbao LG yi foofu yëpp day am ay LG day am ay accident. buntu Pikine garage boobu mara fi oto yi fay génnee buntu Pikine am na heure boo xam ne kenn du mën a dem day bëri accident yu saw sawaan nañ ñu ko defal feu rouge. borom moto yooyu tamit Thiès dama fay ñëw Thiès moto boo ci gis chaque instant accident ni ñuy dawalee tegginawul. tey ñoom la ñuy waxtaanee. seen dawalin tegginawul waa ji na ma jéggal nag tegginawul dara man dama fay jaar ak oto lu bari. koo si taxawanteel dañuy bëgg nga laal leen te buñ laalee boo taxee constat lañ lay wax te amuñu assurance. deuxième chose bi mooy duñu soog casque. troisième bi mooy lu leen neex la ñuy defee ci kaw tali bi foofu Thiès. Jakarta yi te pourtant ci transport bi la ñu bokk léegi boole nañ leen si mais waroon nañ mën a gën a dawalee respect. waaw di lancer waat benn appel mooy vraiment ministre bi poste Thiaroye bi arab bi jege na lool Petit Mbao tamit temps yi accident yi bëri nañ fa. même bu ñu fa defoon feu rouge ñoom montage gendarmerie dafa fees dell ak boo génnee Tëngéej bi waaw. jërëjëf waay madame Sagna. jërëjëf Ahmadou Diaga jërëjëf yow mi nekk corridor Dakar Rabat
Maroc waaw Inch'Allah. Merci beaucoup. jërëjëf moom nag ñëw na ci ay défaut de signalisation ak feu rouge bi nga xam ne ñu ngi koy sàkku ci yenn artères yi mais aussi wax na ci yéen ci yenn comportement Ahmadou ñu ngi koy nuyu di fi may njëkk a tontu mooy xam naa gëj na Thiès parce que ci moment bi ma la wax Jakarta yi ñëpp ñu ngi sol casque donc xam naa dafa xaw a gëj Thiès. ñi ngeen di yeb ñu ngi sol casque. non ñi ngi yeb mënaguñu sol casque te yaakaar naa ne mënuñu sol casque. dinaa ñëw li tax mënuñu sol casque mënul nekk xam naa dinaa ñëw li tax mënul nekk problème assurance wax na ko donc foofu lañ doon dugg sax moom brossé na ko effectivement assurance bi ñun waxuñu duñu assurer waxuñu waruñu mën a assurer mais conditions yi tax ñu war a am assurance moo réunirul parce que li tax réunirul mooy tey n'est-ce pas lire naa ko fan yee passé code bi ñuy wax code ciment ci en matière d'assurance article 200 bi dafa wax ne normalement war nañ assurer nit ki à tout risque donc boo gaañoo sa yaram boo amee perte vie humaine dégâts matériels loolu yëpp ci la bokk mais ñun li ñu seetlu boo demee RC la ñuy nanga dagal donc RC du sax jël en charge client bi nga yeb donc kon assurance boobu. pour lan la pour lan la pour jël suñu xaalis sànni ko la wala lan la donc tant que réglé wuñu problème boobu. Allô déjà. oui ak allo. waay salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ngeen def. ñu ngi fi. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp. ñu ngi lay ziar également. di ziare waale Ibrahima Ndongo boobu. waaw. ak yow madame Sagna. ñu ngi lay ziar ak monsieur Ndiaye bi représenté les chauffeurs de Jakarta. voilà. mais maa ngi déglu émission bi. sëñ bi foo tudd noo tudd plutôt ak nag fooy wootee. est-ce que mën naa leb tur bi s'il vous plaît. ah am d'accord problème. voilà te doo ko fay. dama dégg léegi benn remarque bu ngeen def. par rapport au port de casque. ah. waaw. maa ngi dégg Ndiaye di wax ni à Thiès waa ji téléphoné woon sànq. Diaga. ki téléphoné woon sànq la am na ku rapproché sànq la. Ahmadou Ahmadou. Diaga wala waaw. non. corridor xaw ma Maroc xaw ma yooyu. c'est lui moom la. allo. waaw ñu ngi lay dégg. waaw dama dégg muy wax ni à Thiès chauffeur Jakarta yi dañuy sol casque ñoom ñett ah. te man je suis de Thiès. waaw. mais c'est pas la même remarque que j'ai faite man vraiment parce que. dañuy loolu sol métti wala na ma. duñuy sol. non soluñu di ñëppay sol casque. déedéet te man j'ai vu dans une localité ici au Sénégal. li mu wax ni passager du mënuñu sol casque. préfet bu dëkk boobu moo imposé à tous ceux qui prennent des passagers ñoom conducteur bi day sol casque. le passager obligatoirement day sol casque. ban dëkk la. kaw Kébémer. Kébémer. à Kébémer c'est le préfet qui a pris cette décision. Est-ce que vous avez compris? oui oui. donc la police veille au grain pour ça. bu ñu gisee nit ku sol casque muy conducteur bi wala passager bi dañ lay arrêté. donc loolu bu ñu ko appliqué woon peut-être que rigueur bi des na mais nag néanmoins ñoom war nañu sauvegarder seen sécurité bopp ak sécurité passager bi ñuy jël quoi. tout à fait. looloo tax rek ma abondé dans ce sens. pour qu'il y ait un rectificatif à Thiès c'est pas tous les conducteurs de Jakarta qui portent des casques. kooku moom de visu ça se voit quoi. d'accord te yow Thiès. et je vous remercie et bonne continuation. merci beaucoup monsieur yow mi ñuy déglu foofu ci Thiès 97.7. donc yaa di nuyu mbokk mi. di ko wax ne damay jox benn précision bu ndaw. Sénégal on a l'habitude tey bu fukki nit nekkee donc kenn def ñaawteef dañuy wax ne Jakarta yi de nangam ak nangam te benn personne la donc su ma nee ñëpp a ngi sol casque parce que ci moment bii may wax ak yow. police bi nga xam ne ñooy contrôler casque la ñuy contrôler kon kuy dawal yaa ngi sol sa casque donc dina am nag ñaar wala ñett ñoo xam ne du ñu sol casque c'est évident. est-ce que yow si sa association yaa ngi veiller membre yi. képp kuy membre sa association di sol casque. effectivement loolu ñu ngi ciy veiller parce que ñu ngi leen ciy sensibiliser mais dama ne la je le confirme tey ne chauffeuru Jakarta wu Thiès ñi ngi sol casque su ma nee ñi ngi sol casque peut-être mën na bañ a doon ay benn. ñaar góorgóorlu ci solum casque ñuy góorgóorlu ci solum casque bon. su ma nee li tax client bi mënul sol casque fi ma ko teg fenn la. parce que bi mu wax na Kébémer
c'est à vérifier parce que dem naa Kébémer bu yàggul bi ñuy def suñu tournée de sensibilisation yi bon ñëwuñu fi aussi pour weddi yàlla na sax mais dañu jàpp ne tey pour problème d'hygiène ne serait-ce pour loolu rek jàpp naa ne tollooguñu fu client bi di sol casque parce que ñëpp xam nañ ne ñaqi doomu aadama am na mën na juri jàngoro ci nit. D'accord donc hygiène bi mooy première kii bi premier frein bi allo. soxna si na def. ñu ngi fi rek. alhamdulilah Pape Sarr na. Pape Sarr Petersen. ñu ngi lay nuyu. madame Sagne. waaw. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar. ñu ngi sëñ Ibrahima Ndongo. maa ngi lay fay Pape Sarr. waaw ak seen invité boobu bàyyi ko ci wàllu Jakarta. maa ngi lay fay. Jakarta na man jaaxal na ma te jégul. nu mu la jaaxalee Pape Sarr. waaw xam nga soxna si am na laaj boo xam naa di nga ci agsi mooy Jakarta ndax moom dafa war def transport wala déet dañ koy jox permis bi pour mu dawal moto boobu ndax dafa war def transport wala wóor def transport ndax moom na la wax ñaata accident mooy am Thiès ci Jakarta par mois par année dem na bu hôpital régional am na salle Jakarta boo xamante ni boo demee nit ñaa ngi tëdd ci suuf tëdd ci kaw suba ak ngoon ci réew ñu toog di seetaan loolu Jakarta ñu ko yor waruñu koo dawal benn parce que xamuñu ni ñuy dem waruñoo def transport amuñu licence ñenn ñi amuñu permis amuñu carte grise ñu jël ay nit di leen transporter te taxi yi nekk fa fay li ñu war a fay lépp transport en commun yi nekk fa car bus nekk fa tata yi nekk fa ñu essayer Jakarta ñu ne am nañu juróomi junni membre xam nga loolu ëpp na si ëpp nopp mu koy dégg ndax transport dafa am aw yoon bu fu ñu jógee rek daal di leen dama doon njàng mi sottiwul dama la def électricien bi sottiwul téyeer laa woon mais kon loolu transport kon moom lan la transport dafa am aw yoon Ibrahima Ndongo war naa xam loolu ku ci def ku war def transport mais ñoom dañoo gis ni transport bi nit ñi bu ñu xëyee dañuy am jafe-jafe pour di bu boobaa nag état bi ñu jël ay car wut ay car jox na xool ma dëkk ba yëpp ñu toogal amuñu lu leen yóbbu warula tax ñu jël ñuy def transport boo xamante ni teguwul ci yoon loolu car am na fa maa ngi Thiès laa dëkk presque maa ngi ñu soriwuma Thiès maa ngi sama kër car yaa nga fa di jeex tata yaa nga fa taxi yaa nga fa lépp nga fa waaye te Jakarta daal moom nit ñi la wax man ba dugal ko sama bopp si ni daa war a def organisation bu war a mën tax muy def transport man gisuma ko te dama ko d'accord benn yoon nag amul nag créer transport emploi nangam ak dem noonu yooyu ay caaxaan la ma ni journaliste boobu ngeen def noonu avant ngay toog ci table jooju am na foo jaar Ibrahima Ndongo moom am na fu mu jaar mais xëy rek toog ci table jooju yow sa micro di wax Jakarta nag dana jóge fële xale yooyu ngeen di wax noonu seen papa yi seen yaay dañuy jënd moto rek jox leen dama liggéey andi dépense ci kër gi mu dem fee fay boppam mbaa mu rey nit wala bu fekku taxaw ci fee mu boole ko ci ma ni du dëgg te nekkul dëgg te teguwul ci dëgg dañu waxante li nekk rek waaw mu ngi noonu nag léegi nag moom ñoom ci réew mi leen bokk ci transport bi leen bokk nag ñëpp suñu secteur la waaye suñu sañoon ñu def ko comme secteur yëpp ku ci dugg bu jaar ci buntu bi te bañ a tëb ci kaw secteur bi maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu émission bi baax a baax. jërëjëf Pape Sarr intervention bi rafet na am na solo torop moom tam transporteur la ni yéen ci système bi la bokk dafa yore sax association foofu ci garage Petersen am na ku nekkaat ci ligne bi 88 628 38 38 allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si maa ngi leen di ziar bu baax. man la Mamadou Ndiaye président Résoudre turandoo Mamadou Ndiaye boobu nekk foofu ci plateau bi. Mamadou Ndiaye dalal ak jàmm. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu président Mamadou di nuyu Ndongo nit ku baax kooku vraiment di xar tànku tubéyam pour transport jëm kanam. voilà donc je crois que président Mamadou Ndiaye wax na ay wax yu am solo. donc ñun dañuy dolli tuuti rek pour xamal tamit góor suñu papa ju baax jooju dugg léegi ni que àdduna lépp loo mën a gis ci àdduna yokkute da ciy am te yokkute bu amee ci dara donc état bi nga xamante ni moom moo ñu njaboote ñun ñëpp war nañu bàyyi xel xool ñu parce que soo xoolee Résoudre le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues bi mu demee ba gis ni accident yi bari na parce que boo paa bi nee na Thiès dafa am benn chambre du ñuy wax chambre Jakarta parce que Jakarta moo bëri bayre mais tey boo demee ci hôpitaux yi nekk Sénégal yépp li fa nekk ci ay accident ci ay oto
kenn xamul nu mu toll. mais Mamadou Ndiaye région de Thiès dafa am particularité fii ci suñuy antenne journée sapeur pompier yi waa région de Thiès sapeur pompier bi ci boppam moo ne accident yi am Thiès yu ci ëpp Jakarta yi seen loxo mu ngi ci. loolu dëgg la loolu ñun duñ ko weddi parce que chaque jour ñun ñu ngi foofu di xool situation booy yi ak nan la ñuy taxawee ak nan la ñuy doxalee mais mbir bu fekkee ni dafa toll noonu tey état bi tey waroon ci jóg taxaw ci nu mu ci war a taxawee tey ay bonne volonté laa la wax ay bonne volonté dama ne la lii lépp lu résoudre dajale tey ci les 14 régions et les 45 départements c'est des bonnes volontés yooyu nag di wut transparence di wut sauver seen ay frères di wut sauver seen ay sœurs je crois que état bu gisee ñooñu jóg jël seen ay moyens bopp di ci dugal ñu état war na leen accompagner pour ñu gën a sensibiliser xale yi parce que ay xale lañ ay jeunes lañ dañuy yor seen ay deret bu tàng donc tey ñooñu da nga war a waxtaan ak ñoom sensibiliser leen dalal leen xamal leen danger yi ci nekk pour que au moins ñu gën a mën a respecter seen bopp gën a mën a xool aussi si seen assurance bopp mooy maanaam xale bu ci gaañu am na gaañu yoo xam ne boo ko gaañoo dootoo baaxati. dëgg la dootoo baaxati te loolu xale bi day dem ba nekk mag après dooray comprendre ni moom kat ci ay danger la nekkoon mais amul ku ko wàññi. amul ku ko wàññi donc loolu damay profiter rek di remercier la police et la gendarmerie ci côté boobu parce que ñi ngi def seen kéemtulaay kàttan nag. loolu il faut oser le dire. ñi ngi def seen kéemtulaay kàttan donc ñi ngi ñaan yàlla ñu gën a am collaboration ak ñoom ñuy woote ay réunion ak ñoom toog di waxtaan ak ñoom li nga xam ni moom la code de la route santaane ñun tamit ñu jéem ci taxaw suñu fukki loxo ak juróom dara mënul xëy sotti nag dara mënul xëy sotti mais tey bu lii defaroo ñu jóge ci loolu dem defaraat leneen léegi nag man damay dugg rek tuuti ci port de casque yi nga xamante ni passager bi da koy sol ak le conducteur loolu mooy suñu sécurité parce que soo demee Richard Toll tey commandant brigade ba fa nekk waxtaan na dafa xam nga lu mu def dafa ñëw bees convoqué xale yi waxtaan ak ñoom ni leen dama bëgg léegi waxatuma yéen rek mais passager bi di sol casque parce que loolu moom moo yor seen kaaraange léegi moto boo gis waa ji mi ngi sol casque mais mi ngi jël beneen casque takk ci wetam waa Richard Toll donc loolu mooy phénomène bi nga xamante ni moom mooy ñëw di dox si nànk-nànk di dugg région par région ñu koy wax nit ñi xam ko tey boo xoolee pratiquement même Dakar dootoo gis kenn ku même passager yi dañ leen di jox casque ñu sol xale yi ñi ngi sol casque parce que mi ngi mel ne ceinture de sécurité bi nga xam ne da nga ko daan takk maa ngi jéglu nag ci ligne bi xaw naa ci yàgg tuuti da nga ko daan takk nit ñi amuñu woon sensibilisation pour takk ceinture de sécurité mais campagne de sensibilisation yi ñu ci def am ay sanctions yi ñu ci def moo tax léegi booy dem sa kër dëkkandoo sax da ngay teg sa ceinture de sécurité loolu mooy dëgg loolu daal maa ngi ci lancé appel di féliciter président Mamadou Ndiaye di wax le ministre du transport na dajale les 14 régions et les 45 départements woo leen ñu toog waxtaan léegi ñu am solution donc maa ngi jégalu di nuyu ndongo bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. merci beaucoup Mamadou Ndiaye bu résoudre moom également yore association bi nga xamante ne ñoom dañuy def comme yéen ay deux roues la ñuy dawal waaye Mamadou Ndiaye balaa ñuy continuer dafa amoon benn élément bu ñu am par rapport ak si seen ay relation ak yenn autorités ci dëkk bi que ça soit autorité municipale yi administrative yi wala sax takk der yi donc dañ ci ànd ak Isidore Alexandre Sène correspondant bu nekk Thiès déglu LM1 boobu daal di ñëwaat. leer na ne diggante dawalkatu moto jakarta yi ak yenn ci takk der yi de neexul waral sax mu bëgg a indi réeroo fi nga xam ne moo di fii Sénégal bu fekkente ne ñenn ñi dañoo doot baaraamutuma takk der yi ñeneen ñi de seeni xalaat leneen la. des fois da ngay gis policier boo xam ne day ñëw jàpp jakarta bi doo xam lu la jàppee gannaaw la indi sa caabi. ñaari camp yëpp la ñoo ci li war daal mooy man li may wax mooy sénégalais yi nanu dalal seen xel ñu joxante yar. wàllu transport ni ki yeneen i secteurs yi de dafa am ay règles yoo xam ne de moom la ñu teg te képp ku koy def rek war nga wàccoo ak yooyu les règles waaye mu mel ni ñenn ci dawalkatu moto jakarta yi fulaalu ñu loolee. règlement yi ñu joxe 22h fu mu jotee gaare leen 22h bu mu jotee dañ lay jàpp xamaas 21h 19h amul fenn sa àdduna. dañuy gis gars yi di daw ba 23h jakarta fii. waaw loolu su nga defee bu la jàppee yaa tooñ. booy jakarta yi tamit daf ci am ñoo xamante ni ñoo yàq deru jakarta maan yi parce que dañoo yaradiku dañuy nekk ci kaw tali bi di def lu leen neex jaar ay sens interdit di maye ay pot di def loo xamante nii daal ku ko gis dootoo ñemee yéeg jakarta. coow li war nañ ko mën a moytu buñ sukkandiko ci Papis Seydi. am
ay mbokku Jakarta maan xam nga ñun ñëpp benn lanu alkaati yi am nañu ay rakki Jakarta maan xam nga ay magu Jakarta maan xam nga Jakarta maan tamit am na ci ñoo xam ne seeni mbokk ay alkaati lañu kon boog nañ joxante cër. li leer fii ci Thiès transport moto Jakarta moom daanaka mënatu fay génn bokk na ci jumtuwaay yi nga xam ne tamit day indi jàmm ci biir famille yi ndax ñu bëri ci dawalkatu Jakarta yi ay borom kër lañu te ñoom de ngir dundal seeni njaboot rek faaw ñu def boobule transport muy takk der muy autorité wala sax borom Jakarta yi war nañoo toog gën a waxtaan ngir jàmm dellu si fii ci Thiès nga xam ne coowal takk der ak borom Jakarta yi bëri na fi lool. Isidore Alexandre Sène Thiès iRadio. Merci beaucoup Isidore Alexandre Sène foofu ci Thiès Mamadou Ndiaye dégg nga élément bi man li ma la bëgg a njëkkalaat mooy lan mooy seen problème ak yenn autorités yi surtout takk der yi laata loolu nañ jël ku nekk ci ligne bi allo. oui allo. allo. allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñu ngi fi rek. waaw maa ngi lay sant bu baax di leen gërëm. ñu ngi lay gërëm yow it ci woote bi. waaw maa ngi tudd Abdoulaye Ndiaye maa ngi woote Thiès. waaw di président arrêt gare routière. président di dawal. arrêt gare routière. arrêt gare routière. d'accord. waaw. di sant Mamadou Ndiaye moomu toog kooku nag. di ko sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax bari na loo xamante ay sensibilisation yu mu def ci dëkk bi fii ci wàllum Jakarta. bari na ay booy yoo xamante ni ñi doon dawal ci Jakarta yi ci benn façon boo xamante ni xamuñu woon ni li métier bi di doxee. moom jox na ci ay jéego yoo xamante ni ñu bari comprendre ni léegi lan mooy métier bi. kon ñu ko ci sant di ko gërëm bu baax a baax a baax. di sant ki nga xamante ni moom mooy préfet ci Thiès. parce que tout récemment rek dajante ak moom ci jamono yi néew. pare na waxtaan ak chauffeur Jakarta yi nekk Thiès ci condition yi ñuy liggéey ci biir dëkk bi. ndax liggéey bi métti boo xamante ni ñii ñu ngi sonal ci gauche à droite. nit ñi respecté wuñu fonkuñu dañuy fàttali sax ay nit ñoo yor moto yi di ko dawal. te ay kilifa lañ te ay responsable lañ yoo xamante ne ku ci nekk boo xëyee lépp loo liggéey sa kër nga ko yóbbu. dundal seen njaboot mu daw la dox. kon lépp loo xamante ne nii ñu ngi koy doxal ci biir dëkk bi war nañoo mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax ñun nag ba ñu nekk en règle ndax dëkk ba. merci beaucoup ki ñu doon woowee foofu ci Thiès nekk président arrêt gare routière communication bi dafa dagg Mamadou Ndiaye. ñu toujours pour dinaa tontu sa question bi mais di wax ne sous le contrôle de monsieur Ndiaye sànq waa ji nee na ndax Jakarta dañ ko permettre muy transport non effectivement permettre nañ ko muy transport. bon muy li muy wax amul jotul woon information bi xëy na rival bi mooy wax. yoo xam ne bëggul boobu. aîné bi mooy wax dañuy wax c'est l'aîné qui parle. voilà c'est l'aîné qui parle. donc mën nañ ko comprendre. donc bi ci tegu aussi may wax ne dafa wax ne ñu xayma nombre d'accidents yi. donc di wax ne at mi passé. allo. am na ku nekk ci ligne bi allo. allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. madame na ngeen def. ñu ngi fi rek. maa ngi leen di ziar bu wér. ñu ngi lay fay. seen fidèle auditeur mooy woote Fall Koki. Fall Koki. Fall Koki. Fall Koki. waaw. d'accord. donc dama leen a dab rek ci waxtaan wi. waaw. ma xam ni fàccewu ma tàmbali waaye waruwaa ji xaayaan ku dégg séeréer. dëgg la. ndax fecckat mënta mu ñuy mbënd. man naa ne lii ngeen di waxtaane comme réew mi kenn ku ci ne am na loo lop. moi je suis un routolope. waaw dégg nga. waaw yàbbi ko tey nag man yàlla dogal na ci tali bi. mën naa ne ci laa gimmee ci laa yaroo ci réew mi lépp gàllankoor yi tey bu ma toogoon foofu mën naa leen cee wax sax xëy na lu ngeen xamul. waaye gis nga mbiri Jakarta yi ngeen di wax. waaw dëgg la nee nañ Thiès am na salle de Jakarta Kaolack am na salle de Jakarta. waaye loolu lépp boo gisee. manque d'organisation la ak manque sensibilisation waaye loolu kenn mënu ko fee jëlee. kenn mënu ko fee jëlee man li ñuy def man dàquma ko. dama koy rafetlu waaye damaa bëgg gone yi nga xam ne ñoo ci yëngu. ñu xam ne dañoo amul ci lu ñu jàpp moo tax ñuy doxale noonu waaye ñoom tamit war nañoo am responsabilité bu tal ni nit ki li nga yor di ci tedd yor ci sa teraanga yor ci sa njaboot war ngaa nekk di ko doxale noo xam ni kenn ku ci ne ni borom oto bi di amee yar ak teggin ci kaw tali bi nga doxale noonu ba nga xam ni doo ci loru nga xam ne yow tey ci lay soo ci daanoo wala nga gaañu yow sa benn da ngay gàllankoor sa njaboot gàllankoor sa bopp kon loolu war ngaa jël responsabilité yi ma tëg wan ni lii sama teraanga ci la nekk ay zigzag ak ay kamikaze ak di yëkkati di tóoj ay ak ba mu jëp ci kaw ak maye po yooyu amul solo
gis nga àdduna lu fi waay man gis ku la ko dàq kon yooyu amul solo nit ki la ngay def di sa métier loolu booy mayee foo da ngay dem fa ñuy defee ay kamikaze ak def yooyu ngeen def ko tournée defee ko fa nga xam ne ku fa kii loolu sax yow la concerné waaye tali bi nga xam ne ñëpp a ko bokk loolu waa Jakarta yi man li ñuy def ànd naa ci ndax tey ci tey loolu lépp boo gisee ndaw ñi dem wuti ko parce que dañoo amul xëy luñ dox xëy xool sa yaay xool say doom xool sa soxna amul luñ amoo loo leen jox wax dëgg yàlla mënoo ñàkk bañ a loo def loolu daal li ma bëgg daal mooy ñu organiser waat seen bopp am yar ak teggin ci kaw tali bi bu ko defee kenn du leen jëm baaraamu tuuma loolu daal laa ci doon barkeloo bi ci des nag ci wàllu transport li ma ciy wax gis nga Sénégal soxna si transport bi il faut ñu seetaat ko ndax li tax ñu seetaat ko oto yi 7 places yi nga xam ne ñoo fi nekk bientôt def nañ ci 40 ans tubaab ya nga xam ne ñoo ko defaroon tax ña cay dundi dañ leen di wàññi waaw oto boo xam ne boo ci duggee yaa ngay xool tali bi ci suuf oto boo xam ne boo ci duggee yaa ngay séen asamaan ci kaw buy taw muy taw ci sa kaw boo solee mbub mu weex wala nga sol sa mbub lu mu mën a doon boo wàccee daanaka fa nga doon dem da nga koy simmi wala di bàcc loo ko def yëpp te loolu lépp lu ko indi mooy oto yu màggat kon nag responsabilité état la mu xoolaat transport bi ci nit ñi dugg gis nga war gay ne yii ñuy wax yëpp kenn mënu ko fay jëlee parce que tax kenn mënu ko parce que nit ki mënoo yor sa alal bëgg a dem dexi voyage dem fekk oto boo xam ne dégg nga maam moom ma cay dugg ka koy dawal yëpp oto bee leen mag oto bi fu nekk mu moxoñoo am na nit ñi tam bëgg nañ seen responsabilité ak seen bakkan dañuy dem seeti oto yi nga xam ne ñoom buñ ca duggee danañ mën a fay seen passe normal donte ne dañ leen di surtaxi danañ ko fay dem seen ndax nit ñi bëgg nañ lu baax kon état moo war a jël responsabilité am xoolaat transport Sénégal dimbali transporteurs yi ñu am ay oto yu baax organiser ko ba mu jaar yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf fidèle auditeur Pal Koki intervention bi am na solo lool Mamadou Ndiaye ma bàyyi li ma bëggoon wax yëpp daanaka Pal Koki waaw ñu résumé ko du ma ci jaaraat di ñëw ci problème mu tracasserie policière yi par rapport ak ça Ablaye Ndiaye leeral na ci yu bari donc ñun amuñu problème ak policiers yi amuñu benn problème ak policiers yi seen liggéey la ñuy def mais problème bu ñu am mooy da ngay gis takk der boo xam ne ñenn ñi dañuy ànd ak ay civil comme yow donc yónni la ci chauffeuru Jakarta bi ñu ñëw téye sa moto ngir si policier bi taxaw fële ñëw arnaqué la laaj la li gën a néew ci li ñuy laaj 6000 francs la 6000 francs yoo xam ne 6000 francs civil bi xaw ma lu ñu leen di tuddee ñoom mais ñoom ñooy ànd ne ñoom ak policier bi ñoo ànd donc du ñu ASP du ñu policier donc yooyu problème moo indi xaw bërki démb Thiès parce que nit ki aussi ragalul ki ngay yónni mais alalam lay sàmm te boo ñëwee arnaque ko jàpp ko ci ruux donc dugal ko laaj ko 6000 francs ci yoo xam boo bañee joxe sa caabi mu ne mu woo waa ji mu jël sa caabi ñu yóbbu sa moto am na yoo xam ne dafa rafetul ci kii daan dooleem parce que loolu yëpp biñ ko tënkee donc Ablaye Ndiaye wax na ko sànq donc préfet bi mu ñu recevoir waxtaan nañ ko li nga xam ne mooy suñu jàngoro moom aussi wax dëgg yàlla dalal nañ suñu xer te promettre nañ benn rencontre boo xam ne lépp luy jafe-jafe Jakarta ci Thiès donc dinañ ko waxtaanee ba bi indi ci saafara. mais yëngu-yëngu yu fan yi biir Thiès. non yëngu-yëngu fan yi du bu ñu jël def ko ajjuma boobu. dafa am loo xam ne dafa law ba yegsi ci ajjuma bi. mooy li may tudd léegi. tracasserie policière yi nga xam ne yemul fenn day dem ba nga xam ne ki nga xam ne da ngay jël xaalisam day dem ba nga xam ne day nekk day am fu mu toll dañ naan nit boo ko dàqee ba mu sës ci miir bu wëññeekoo day daal sa kaw problème bi mooy dañu bëgg maanaam booy jàpp nit nga jàpp ko ci règle ne ko lii laa lay laaj avec respect boo amul casque nangam ak nangam ñu teg ko ci charte yu leer mais indil caabi ji te duñ la laaj dara nga joxe 6000 francs duñ la bindal reçu du dem ci keesu buur ñu def ko seen poste am na yoo xam ne rafetul arnaque la gën a nduru te nit ki aussi comme ni ko président de la République waxee ne nos forces de sécurité et de défense royukaay la ñu war a doon kon ñoom ñoo war a roy ñi ñoo war a roy ci ñoom mais am na loo xam ne naka sul du noonu warul jóge ci ñoom donc ñëw ci ñun. mais ki nga xam ne moom la ñu moo faatu foofu ci Thiès nag ci yéen la bokk. waaw effectivement ci ñun la bokk parce que souvent damay dégg ñu naan boulanger la bokkul ci ñun parce que di fàttali ne chauffeuru Jakarta comme ni ma ko waxee sànq c'est le refuge des diplômés sans emploi ak ñi nga xam ne maanaam am nañ métier amuñu fuñ jëm y a des mécaniciens y a des boulangers y a des jàngalekat am na ay étudiants ñoo xam ne tey ki nga xam ne dafa nekk ci atelier tailleuram li mu waroon yóbbu këram doyul fekk yor na moto génn ci tali bi di wut 200 ki 300 kooku da nga koy def lu boole ko ci yow parce que mi ngi dañ koy cumuler wala dañuy bàyyi non dañ koy cumuler parce que damay jël jàngalekat bi nga xam ne am na salaire am doyu ko mu jënd moto Jakarta bu wàccee ca école ba tegu ci tali bi kooku tey moment bi muy dawal Jakarta da nga koy boole ci yow
du dëgg kee ñuy wax ne du boulanger la woon moom moment bi nga xam ne même bu dee ñaari yoon la ñetti yoon mi ngi koy dawal Jakarta di encaisser 300 ak 200 da nga koy boole ci yow moment bi nga xam ne dafa bàyyi moto Jakarta bi dellu ci liggéeyam bi lu ko fa dal aussi donc da ngay jàpp ne maanaam ci liggéeyukaayam boobu la ko dalee xëy na ñooñ dinañ ko mën a taxawu mais moment bi nga xam ne mi ngi ci tali bi maanaam te loolu ba mu koy dal ci tali bi la nekkoon kon dañ koy boole ci suñu biir moo tax maanaam ñu dem apporter ko suñu soutien moo waral li nga xam ne moo amoon Thiès am fa Thiès. Ibrahima Ndongo ñu nekk ci ñoom bëri na torop est-ce que loolu du tax pour organisation bi am ay jafe-jafe dañuy wax transport boo koy def normalement da nga war a noppalu fekkee kii day liggéey à côté après mu ñëw mottali ci milieu transport Jakarta bi nag du andi ay conflit d'intérêt. Enfin c'est-à-dire que le problème moo ni Jakarta bu ñu ko seetee ci yoon. bu classé ko ci arrêté bi lu mu wax ci TPV mooy transport public de voyageurs. assurance mënu koo am. parce que assurance TPV jëlu sax en compte conducteur. jëlu ko en compte donc ki mu jël en compte mooy le passager bi fay. dégg nga mais ñoom fekkante ni dañ leen jël RC seulement moo di ni ñoom bu ñu yàqalee keneen moo tax ñu lañ leen di assuré donc pour dire la vérité techniquement ñoom amuñu assurance même bu ñu fayee yor talon yi tamit amuñu assurance boobu valableul ndax assurance su TPV ak bu particulier dafa bokkul du tout. Deuxième chose ci accident yi ñu wax mais dafa am loo xamante ni dafa nekk yéen seen relation ak maire yi di nga ci wax foo naa ni parce que tamit loolu beneen problème la moo di ni normalement bu fekkente ni dañoo dem ba mel noonu mais ci infrastructure yi est-ce que am na ay bandes cyclables am na ay pistes cyclables yoo xam ne dañ leen ko déjee comme ça ñoom du ñu nekk en conflit avec dégg nga les véhicules. loolu dafa nekk am na aussi leneen loo xamante ni daf ci nekk comme à Louga c'est arrivé da ngay dawal Jakarta ba ngoon jot nga ñëw fa da nga di carte mooy lan rallye guddi rallye nocturne ba am ci ñu ci dee. dégg nga loolu dégg nga dafa nekk loo xamante ni c'est un autre problème da nga xamante ni moom laay bëgg a mujj moo ni que casque. Même préfet boobu la c'est louable c'est bien mais sur le plan de la sécurité routière sur le plan médical sur le plan des urgentistes en cas d'accident casque bu nekk benn nit a ko moom. dégg nga te casque boo solee boo xamante ni du sa bos. dégg nga danger la sax ci yow pourquoi parce que day indi en cas de chute dégg nga ci cervical yi foofu lay atteindre donc urgentistes yi di dégg xam nañ loolu. donc casque pour adulte six modèles moo am yu ñu préfabriqué. dégg nga pour xale 8 modèles ñu préfabriqué moo am léegi nag nit bu jëlee casque boo xamante ne dañu ba même casque boo fekkee da nga takk lunette de correction da nga war a takk lunette ba pare doo ko choisir sa casque te casque dafa am ay normes. kan amee 5 ans baaxutul bu defee accident baaxutul boo ko peinturaatee baaxul waratuloo ci takk ay autocollant dafa am ay normes daal. kon dinay jafe torop pour ñoom Jakarta yi ñu mën a am façon type de casque yooyu yëpp pour seeni clients Mamadou Ndiaye ñu ngi lay remercier ci invitation bi nga wuyu jóge Thiès ñëw fii ci transport yoonu jàmm di la bàyyi nga joxe sa kàddu bu mujj. waaw di wax ne liñ ci waroon wax yëpp bari na xëy na. di nga fi ñëwaat sûrement xëy na beneen yoon nañ occasion leeral yu bari di wax ne am na ñoo xam ne ku mel ni Boubacar Diarra auto école ñi ngi jàpp ci liggéey bi nga xam ne ñi ngi koy liggéey pour utal li nga xam ne c'est le minimum muy permis de conduire xale yu am ko war a mën a daw tegu ci tawul donc di wax ne association yi ñi ngi def ay effort mais ñi ngi wax état bi nañ leen accompagner ak municipal yi nekk Thiès maa ngi gërëm ñëpp ñoo xam ne ñi ngi doon déglu ci télé bi ak ci rajo bi jërë ngeen jëf. ñu ngi lay gërëm di la sant Mamadou Ndiaye mi fi teewaloon ñiy dawal vélo taxi foofu ci ville de Thiès di leen remercier également yéen auditeurs u e-transport yoonu jàmm ci 90.3 e-radio ak téléspectateurs yu ñuy seetaan ci ITV canal 15 bu TNT di leen jox dig daje samedi ñu ànd ceeg beneen invité di waxtaane leneen lu laale ci dem beeg dikk bi fii ci Sénégal jërë ngeen jëf. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio 90.